bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'il muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'du. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñu ngi woon ba tey ci bayaanu aqidatu ahlu sunnati wal jamaa bu imam at-Tahawi rahimahullah gën a siiwee ci al-aqidatu at-tahawiyya matn al-aqidatu at-tahawiyya wal imam Abu Ja'far al-Warraq at-Tahawi rahimahullahu ta'ala. kon ci suñ jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xamante ne moom mooy wala jotaay yi weesu gisoon nañu li nga xam ne moom mooy tàmbale mooy mbëmbëstalu imam at-Tahawi xam naa suñ jotaay bi lañuy jeexale li ci des lépp insha allahu taala ndax daf ne woon hada li zikru mooy tudd bayaanu di li nga xam ne mooy leeral aqidatu pas-pasu ahlu sunnati ñi nga xam ne ñoom ñooy ñuñ sunna wal jamaa ak mboolooy jullit ñi ala mazhabi ci kaw gis-gisu fuqaha al milla ñi nga xam ne ñoom ñooy boroom xam-xamu xeet wi nga xam ne ñooy way xereñ way wala fuuréew fuqaha al milla fuuréew xeet wi Abu Hanifata an-Nu'man ibnu Sabit al-Kufi wa Abu Yusuf ak Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah ak Abu Abdullah Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani ridwanullahi ngërëmal yàlla yi alayhim yàlla nekk ñoom ajma'in mboolem seen wa ma ya'taqiduna ak li nga xamante ne moom lañu fas min usuli diin maam fas ko ci seen xol min usuli diini ci cëslaayu diini yi xam ne moom mooy fondement diini yi waya diinuna ci ñuy dundee bi ci moom rabbul alamin maam jëme ko ci borom bindee fii subhanahu wa ta'ala. kon jotaay yi weesu loolu yaataloon nañ ko te leeraloon nañ ci indi nañ ci leeral ba wax ci ay points yoo xamante ne yu wuute la yuy leeral li nga xam ne moom mooy aju ci buntu boobu mu ne naqulu dañuy wax fii tawxiidillahi ci wéetal buur yàlla mu'taqidiina suñuy mbir nekk aju fas ci suñu xol bi tawfiqillahi ci dëppale bi buur yàlla subhaanahu wa ta'ala. maanaam lii moom mooy wax ji nga xamante ne bu ne naqulu ñun dañuy wax maanaam ñun waa ahlu sunna wal jamaa lay wax maanaam kon ñun li nga xamante ne moom mooy suñu pas-pas moom lay nekk di leeral di war ko déterminer war ko expliciter maanaam mu nekk loo xamante ne dootul amati dara lu ci lënt ñu xam ne ñun lii mooy li nga xamante ne moom mooy suñu pas-pas le fait que mu ne naqulu ñun lii dañ koy wax loolu day wane maanaam ne loolu dafa am lu muy indiquer mooy lan lu muy wane lu muy tegtale mooy li nga xamante ne moom la ñu gëm te moom mooy li ñu fas suñu xol dañ ko war a wax bu mu bir maanaam bañ a bokk ci ñi nga xamante ne ñooñ la borom subhaanahu wa ta'ala di wax naan wa minan naasi man yaqulu amanna maanaam ñun am na ci nit ñi ñoo xamante ne dañ naa rek ñun gëm nañ maanaam moom jamais mu taxaw ne man gëm naa man lii laa gëm man lii déedéet ñun rek lay wax maanaam du jël mukk position ci dara te loolu tamit beneen problème la boo xam te ne maanaam nit ki il faut que muy nangu di jël position ci mbir mi fii nag mu ne waa ahlu sunna moom ñun waa ahlu sunna moom jël nañu position ci lii maanaam duñu bokk rek ci biir nit ñi nga xamante ne amuñu benn position ci dara nanguwuñoo gëm dara nanguwuñoo jël seen responsabilité ci kanamu benn situation lépp lu ñu wax rek dañ naan bon gaa yi nee nañ ñoom nee nañ voilà gaa yi nee nañ ñoom nee nañ voilà kon moom muy wax tamit ne fii tawhidillahi ci li nga xam ne moom moo aju ci wéetal buur yàlla subhaanahu wa taala maanaam xam-xam bi waxoon nañ ne dafa tudd tamit xam-xamu tawhid maanaam mooy jàpp gi ñu jàpp ci suñu xol wéetu borom subhaanahu wa taala wéet bi nga xamante ne moom la wéet ci nekk-nekkam ak zaat wéet gi nga xam ne moom la wéet ci ay meloom mooy as-sifaat maanaam ku wax melo yi wax tur yi
ak wéet bi mu wéet ci al afaal mooy jëf yi ne yàlla borom subhaanahu wa ta'ala dafa wéet tamit ci ay jëfam loolu moom lay wax ni waaye comme tawhid traité wul loolu kese day traité tamit lu ñu wax an-nubuwat maanaam yi nga xamante ne parce que yeneen yi dafa am lu ñu tudd ilaahiyaat yi mooy yi nga xam ne ci yàlla la jëm mu am yi nga xamante ne dañuy wax ci nubuwat yi maanaam yi nga xamante ne moom mooy jëm ci yeneen yi alayhi salaatu wassalaam ci biir loolu ci la lépp dugg ndax ngëm yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam bi ko sayyidina Jibril alayhi salaam laajee mal iman muy xadis bu nekk ci saxiix yi mi ngi ci sunan moom ci téere yu bari la ne bu sayyidina Abu Hurayrata radiyallahu anhu ak bu sayyidina Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma mu laajte lan mooy maanaam lan mooy iman lan mooy ngëm dëgg-dëgg mooy lan mu ne ko an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadar khayrihi wa sharrihi muy juróom benn ponk yooyu mooy nga gëm yàlla gëm malaakaam yi gëm tiirim yi gëm ndawam yi muy yenentaam yi alayhi salaam wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir ak bis bu mujj bi te moom mooy mu tuddee ko yawm mooy bis muy période bu mujj bi mooy ginnaaw de liy xew yépp nga gëm ko niñ ko waxe waaye tamit nga gëm li nga xamante ne moom mooy alqadar maanaam mooy ndogal xayrihi wa sharrihi bu baax bi ak bu bon bi tamit nga gëm ko kon loolu moom mooy sujet yi nga xamante ne moom la tawhid di traité comme ni nga xamante ne tamit leeraloon nañ ko maanaam comme bu ñuy wax tawhid dëgg la ni yàlla la ñuy wax wéetal gi ñu war a wéetal yàlla borom bi subhaanahu wa taala waaye yii yëpp dañuy duggaale ci biir ngir ne yàlla mënuñu koo xam dëgg nañ ko war a xame lu dul yeneen ñu gëm ko ci yoonu yenente yi alayhi salaam am ci yoonu yenente bi sallallahu alayhi wasallam parce que bu fekkente ne dañuy wax ne yàlla dañ koy xam comme yi nga xamante ne moom lañ doon wax ci jotaay yi weesu suñu xel war ñu mën a tegtal ne yàlla am na maanaam loolu ab àtte la bu aju ci yàlla maanaam mooy ak amam dëgg la ni suñu xel dinañu saxalal comme niñ ko gisee woon ci àtte ci adilla yi ñu indi woon mooy ne borom bi subhaanahu wa taala maanaam dafa sax amam amul fu mu tàmbalee te du am fu mu yem loolu tamit suñu xel daf koo saxal suñu xel saxal na ne buur yàlla borom bi subhaanahu wa taala maanaam xam na li muy def te moom xam-xam la bindee adduna bi waaye tamit maanaam dafa nekk ki nga xamante ne mooy day nose maanaam day nose day organiser adduna bi kon mooy mudabbir la maanaam murid la maanaam mooy dafa am namm-namm volonté ba pare mudabbir la maanaam moom mooy day administrer maanaam day toppatoo di defar di nose gisoon nañu tamit yeneeni mbir yoo xamante ne day wane borom bi subhaanahu wa taala ni nga xamante ne moom mooy yenn ay meloom ci ay borom bi subhaanahu wa taala dinañ ci ñëw ci wane ne borom bi subhaanahu wa taala muttasifun bil kamalil mutlaq maanaam mooy dafa meloo ci al kamalul mutlaq maanaam ak mat goo xamante ne dañ koo joyal mooy mat goo xamante ne amul lu tënk mat gi amul lenn loo xam ne dafa restreindre mat gi maanaam perfection bi yàlla am perfection loolu amul lu ko tënk loolu insha allahu taala dinañu ci ñëw ci suñu jotaay bi insha allahu taala ci bu ñuy yegsee ci baat bi li ci tegu amma baatu allah bi nga xamante ne moom moo ci nekk loolu dinañ ko leeral bu ñu ñëwee ci wax ju njëkk ji bi mu naan inna allaha wahidun la sharika lah dinañ wax baat bi fan la jógee ci cosaan bi nangam lan la ainsi de suite insha allahu taala mu ne kon moo taqidiina suñu mbir nekk aji fas ci suñu xol maanaam kon ñun dañoo fas suñu xol bi tawfiqillahi ci dëppale gi ñu yàlla dëppale maanaam borom bi subhaanahu wa taala moo ñu may ñun ñu gëm ko moo ñu dëppale ñun ñu gëm ko du suñu njàmbaar dëgg-dëgg parce que li nga xamante ne moom mooy départu mbir yi lan moom moo war a tax ñu gëm ko même bu fekkente ne dañ naan par exemple ñenn ñi borom bi subhaanahu wa taala daf koo def ci ñoom mu nekk ci seen fitra borom subhaanahu wa taala def ci ñoom gëm yàlla naturellement amul leneen lu ñu am lu dul ngëm yàlla ba nga xamante ne dañoo yeewu rek maanaam dañoo xàmmee rek xam ne yàlla kenn la dañ kaa war a gëm dañ kaa war a jaamu dañ kaa war a topp amul lenn loo xamante ne lu leen influencé ci biti la loo xamante ne war na tax ñu gëm yàlla amul maanaam borom subhaanahu wa ta'ala moom ci boppam moo bind ngëm yàlla ci seen xol ci anam goo xamante ne
dañuy màgg rek xam yàlla ba noppi borom subhaanahu wa ta'ala di leen wan ay maanaam boppam maanaam di leen feeñu ci ay mbir yu bari yu wuute ñu koy xam maanaam di am maarifa di xam borom bi subhaanahu wa ta'ala ci anam goo xamante ne ak ay turam ak ay meloom di xam borom bi subhaanahu wa ta'ala ci ay kiimtaanam yi nga xamante ne moom la def loolu dafa am ñoo xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala loolu la leen defal mais loolu taklif amu ci comme ni ñu ko waxee woon maanaam borom bi subhaanahu wa ta'ala du responsabiliser nit ñi ci buntu boobu du wax kenn ne ko yow comme mayuma la lii dama lay mbugal déedéet naka noonu du wax kenn ne ko faaw da ngaa war a mel noonu mais fi muy teg fi muy responsabiliser nit ñi mooy fi mu leen di waxee ne leen yéen kat da ngeen a juddu di màgg ma may leen am xel def ci yéen loo xamante ne moom mooy badahiyaat yi maanaam mooy yi nga xamante ne naturellement nit da koy xam mooy yi nga xamante ne musallamaatul aql la maanaam ay axiome lañ yoo xamante ne xel da koy nangu sans mu réfléchir sans mu am coono gu mu daj voilà comme man existe na comme que ni benn partie benn pàcc wala maanaam ab waar par masalan waar moo gën a tuuti ci tool bi yëpp maanaam tool bi yëpp bu amee ay waar benn waar ci tool bi moo gën a tuuti tool bi yëpp par exemple comme ak yeneen yu mel noonu yoo xamante ne ay badihiyaat lañ maanaam musallamaatul aql lañ maanaam doo leen al awwaliyaat wala al muqaddamat ki nga xam ne ay awwaliyaat lañ mooy yu njëkk yi nga xamante ne nit ki bu yeewoo rek da koy daal di xam ne comme lu demee ne ke qaanunu sababiyya ak yeneen yu mel noonu yi nga xamante ne dinañ ci ñëw insha allahu taala ci yenn nag ci ñoom pour leeral li nga xamante ne maanaam mooy suñu diggante ak ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi gëmul yàlla ginnaaw bi nga xamante ne xam nañu loolu tamit ne borom subhaanahu wa taala dafay kon obligé nit ñi maanaam ñu gëm maanaam mais ñu xool dinañ ci ñëw tam ci masala boobu insha allah mooy ndax parce que foofu ash'ari ak maturidi dañ cee wute ndax ngëm yàlla maanaam pas li nga xamante ne moom mooy sharia yi li yenent yi alayhi salaam jàngale mais le simple fait que nga war a gëm yàlla ba pare gëm ne kenn la loolu est-ce que maanaam nit bu gisul ab yenent est-ce que yàlla dina ko laaj loolu quand même bu yowmal xiyaama par rapport ak loolu est-ce que dañ koy maanaam loolu rek maanaam mën na tax ñu yóbbu ko àjjana wala ñu yóbbu ko safara loolu ash'ari yi ak maturidi yi dañ cey wute mais dinañ ci ñëw insha allah ci seen gu wute ci buntu boobu li nga xam ne kon moom mooy li jara leeral fii nii ci buntu bi mooy ne masalan dafa am ñi maanaam malgré dalil yi nga xamante ne moom lañ indi yëpp maanaam nga xam ne kon ñun dañoo war a xool settantal parce que képp ku juddu xel moomu maanaam de manière générale di nga ko am soo ko amul rek day wane ne maanaam yow wéru maanaam te ki wérul moom la ñu tuddee dof wala ñu tuddee ko neneen lu mën a doon ki nga xam ne xelam dafa dese wala yu mel noonu kooku du bokkul ci taklif maanaam kooku bokkul ci ki ñuy togg jëf léegi maanaam du mukallaf kooku du mukallaf léegi tey bu ñu jëlee partie bi nga xamante ne ñoom ñooy ci biir nit ñi maanaam ñi nga xam ne dañoo am xel màgg mais sauf que bañ dañu maanaam dañuy réfléchir dañuy xalaat di xalam ñooñu daa iman dañuy nekk kenn ci ñaar yi ki nga xamante ne dafa gëm yàlla ak ki nga xamante ne maanaam dafa tànn kon mooy kon ki nga xam ne dafa tànn al iman muy ngëm yàlla ak ki nga xamante ne dafa tànn al ilhad mooy diingat bañ yàlla dàgge voilà moo tax ñaari ñooñu ñoom ñoo am débat la nag boo xamante ne comme niñ ko waxe woon mooy débat bi gën a traversé époque yi mooy li nga xamante ne nit ñi moom mooy débat premier point bi gën a màgg ci point werante wala wuute yi nit ñi di wuute en général ci point boobu lay nekkee moo tax ñun le fait que ñu gëm ni yàlla am na te gis nañ ni maanaam xel moo ñu imposer ci ne ñu war a gëm ne yàlla am na waaye tamit am na ay amul noonu kese mais dafa am ay melo yoo xamante ne noonu la amee maanaam yàlla boobu noonu il faut mu nekk yàlla ñun bi ñu nekk di wax maanaam du nature bi du yàlla comme par exemple ku mel ne Einstein nga xamante ne moom gëm na yàlla mais yàlla bi mu gëm moom mooy yàlla bi nga xam ne ay règle lay def maanaam moom mooy loi yii nii ci seen bopp bi nga xam ne ñooy organiser adduna bi ñoom ñooy yàlla voilà xeet yu mel noonu
loolu taxul ñuy wax ñun yàlla bi ñuy wax mooy yàlla la boo xamante ne moom ci boppam moo amal adduna bi ba pare dafa nekk koo xamante ne du ay loi kese maanaam du nature mais moom ci boppam moo defar maanaam dafa nekk koo xam ne bokkul ak adduna bi moom ci boppam moom rabbul alamina la mooy borom bi fi am na moo tax ñun dalil yi nga xamante ne moom lañ am pour wane ni yàlla am na yoo xamante ne ay dalilu xel comme ni ñu indi dalilu hadith kii dalilu hudus dalilu ilzamul aqli baynal wujudi wal adam dalilul imkaan fil wujudi te mu dalilul nizamil kawni dañ ko wax dalilul af'al dalilul imkaan fil wal wujub dalilul imkaan wal wujub ay maam yeneen xeetu dalil parce que am na yeneen yoo xamante ne ba tey tim xel moo la ko maanaam bokk na ci li lay wan ne de maanaam que ni borom subhaanahu wa ta'ala mënta ñàkk am muy jëmmi badahiyat yi le fait que ñun ñu am ay badahiyat maanaam mooy naturellement suñu xel di xalaat mu am ay mbir yoo xamante ne ñun ñëpp d'accord nañ ci ne maanaam bi ñuy juddu xamuñu ko woon mais que maanaam bi ñu borom subhaanahu wa ta'ala daf ñoo amal maanaam dafa def loolu naturellement ci suñu xel maanaam bi ñuy am naturellement borom subhaanahu wa ta'ala dafa am yoo xamante ne daf koo def ci suñu xel voilà mooy lu demee nekk comme qanunu sababiyya le fait que mooy principe de causalité boobu mbir mu nekk am na lu ko waral nga xamante ne borom subhaanahu wa ta'ala da kaa def te loolu dinañ ci ñëw insha allah parce que bokk na ci ñi nga xam ne mulhiduuna yi mooy athée yi loolu dafa bokk ci mbir yi nga xamante ne ñoom dañ koy dagge maanaam dañ koy diingat dañuy bañ loolu maanaam ñoom dañoo jàpp ne yooyu yëpp amul badahiyaat yi existé wuñ parce que maanaam d'ailleurs au départ sax nekkutoon seen gis-gis mais comme que ñoom kut il faut que ñu wax ne yàlla amul maanaam ñoom fi ñuy dagge fente nit ñi buñ demee ba njett leen ci buntu bu ne ñoom dañ naan noo kon léegi d'accord ok mais nañu bañ a nangu da badahiyaat yi nañ bañ a nangu yi nga xamante ne naturellement nit da koy xam maanaam de manière naturelle ñoom dañuy dugg ci sophista mooy sophista iyona yi mooy le sophiste mooy sophisme mooy jàpp giñ jàpp ne nit ki daal yi muy gëm yëpp en fait passé rek moo ko waral maanaam ay jaar-jaara moo ko waral ak société bi muy juddu bi muy màgg moo ko waral waaye en fait amul dara loo xamante ne wala li muy xalaat amul dara loo xamante ne dëgg-dëgg xelam moo ko jox maanaam du lu mën a prouver du lu mën a daj du lu mën a maanaam ba ci ay lu demee nekk qanunu sabab yi ak yeneen yooyu yëpp gëm ko mais yooyu diñ ci ñëwaat léegi insha allahu taala kon bu ñu xoolee nit ñi de manière générale ñaar yooyu débat boobu nag dafa yàgg tey boo delloo ba ci sax xataa balaa yent yàlla Isa alayhi salaam di ñëw parce que avant aussi il faut que ñu wax ne avant amoon na loo xamante ne existé woon na mooy bokkaale yàlla moom dafa mës a existé depuis jamono yent yàlla Nuh alayhi salaam maanaam peuple yent yàlla Nuh alayhi salaatu wassalaam ñoom dañ daan bokkaale yu njëkk yi nga xamante ne ñoom lañ njëkk remettre maanaam rencontré maanaam lañ njëkk dajeel ci àdduna du ñoom bañuñu woon ne yàlla am na mais liñ doon wax moom mooy ne maanaam ñoom dañ daan gis masalan biddiw yi wala jant bi wala yeneen ak yeneen yi yenn astre yi wala yooyu noonu di am ay jeexital ci mbay mi masalan wala ñuy am jeexital ci taw bi maanaam ñuy seetlu loolu noonu di am wala ñuy am jeexital ci gàncax gi ci jur gi wala par exemple bu ñu seetlu ne par exemple bu weer wi nekkee ci digg maanaam bu weer wi matee muy 14e jour par exemple mooy 13 14 ak 15e jour muy ayyaamul biid mooy jour pleine lune yi dañuy seetlu ne parce que par exemple que ni day am jeexital ci géej gi maanaam marée yi ni muy def voilà et que bu weer wi maanaam selon fi mu toll ci bis bi ci weer wi ci boppam day am ay jeexital ci ni géej gi di mel ak yu mel noonu ak yeneen yoo xamante ne dañ koy seetlu googu et que biddiw bi maanaam dañuy seetlu ne am na biddiw yoo xamante ne bu ñu fenqee maanaam day taw wala yenn biddiw yoo xamante ne bu amee maanaam mbay mi day ñor maanaam day tombé ak biddiw yooyu di génn wala biddiw yooyu di suux
yooyu yëpp ñu seetlu ko ñoom ñu ne kon maanaam ñu jàpp ne dafa am lu ñu tuddee arwaaxul mudabbira maanaam mooy ay esprit ay ruux yoo xamante ne ñoom ci seen bopp ñoom ñooy soppandiku te ñooñu ñoo nekk ci biddiw yi loolu moom moo tax ñi di jaamu ay biddiw comme ñi nga gis maam Ibrahima alayhi salaam ñu mu doon weranteel ci ñiy jaamu jant bi wala ñuy jaamu weer wi wala ñuy jaamu biddiw yi maanaam ñoom jàpp ñu ne jëmmi jant bi wala jëmmi weer wi wala jëmmi biddiw bi moom ci boppam moom mooy def li muy def déedéet dañ ne dafa am ay ruux ay esprit maanaam yoo xamante ne ñoom ñooy soppandiku ci jant bi maanaam ñoom ñooy dund ak jant bi ñoom ñoo nekk ci jant bi ñoom la représenté ñoom la jant bi représenté et que ñoom ñooy doxal adduna bi ci kaw loolu ñoom ñuy jaamu ruux yooyu noonu ci kaw loolu ci la ñuy jaamoo jant bi wala weer wala yeneen ak yeneen comme niñ ko gis woon amul kenn koo xamante ne day jaamu benn bant parce que tout simplement dafa gëm ne bant bi ci boppam mooy yàlla déedéet mais day gëm ne am na ay esprit yu nekk ci ginnaaw bant bi ruux yu nekk ci ginnaaw bant bi yoo xamante ne ñooñu noonu ñoom ñooy soppandiku ci suñuy mbir ñun yoo xamante ne il faut que ñu jaamu leen maanaam ñu te loolu pour ñu jaamu leen foog ñu taxaw ci kanamu bant bi pour jaamu leen maanaam ak yeneen yu mel noonu loolu dafa mës a am maanaam état d'esprit boobu dafa mës a am sauf que bu ñu ñëwee ba xool par exemple période grecque antique yi ñoom mu yunaani yi ñoom lay wax grec yi ñooñu bu ñu xoolee 6e siècle à partir du 6e siècle jàpp 5e siècle laataa yent yàlla Isa alayhi salaam di ñëw maanaam juróom benn téeméeri at jàpp juróomi at laataa yent yàlla Isa alayhi salaam di ñëw laataa nam Socrate di feeñ ñoom daf ci la commencé am ay ñoo xamante ne dañuy xalaatu maanaam ilhaad mooy athée maanaam nekk ay vrai athée voilà nekk ñoo xamante ne ñoom dañoo jàpp ne yàlla ci jëmmi boppam kon moom amul maanaam loolu moom moo tax boo bëggee jël débat wu ngëm yàlla weddi yàlla maanaam nga gis ne athéisme ak yooyu nga bëgg a jàpp ne par exemple lu bees la et que c'est que nit ñi seen xalaat moo évoluer xam-xam bi ñu am dafa évoluer moo tax gars yi dañoo gën a seen réflexion dafa gën a xóot dafa gi loolu amul benn débat boo xamante ne dafa am ci monde moderne bi maanaam te d'ailleurs bu ñuy wax monde moderne naan lii lu bees la maanaam dafa moderne par rapport ak ñun jamono ji ñu dund mais kenn ku ci nekk jamono ji ngay dund mooy sa monde moderne ñoom maanaam amul benn débat bu am fii lu dul maanaam exactement même mbir yi maanaam même idée bi émergé woon na maanaam juddu woon na ci jamono yooyu maanaam jamono yu njëkk yi parce que lan moo tax parce que question yii nii masala yii laaj tey bii maanaam xalaat yii nii maanaam mbiru doomu aadama la maanaam nit ci boppam moom moo bindoo di xalaat di poser wu ay question ci débat yu mel nii maanaam ndax yàlla am na yàlla et cetera ak yu mel noonu ak it yàlla yan ñooy ay maanaam lan moom mooy li mu melowoo voilà adduna bi maanaam lan moo ko sos lan moo tax man ma ne fi voilà lu tax maanaam am na benn moment nekkuma woon lan moom moo tax ma jekki-jekki nekk voilà adduna bi lan moo ko amal lan moo ko indi loolu ay questionnement wu doomu aadama kese la bu ko kenn askanale monde moderne wala monde kii naan ñii dañoo évoluer monde kii c'est que day am peuple yoo xamante ne dañ ciy gën a avancer ñeneen ñi ci ay périodes yu précis maanaam ci ay périodes yu ñu xam par exemple bu ñu xoolee européens yi maanaam monde occidental bi ginnaaw gi parce que ñoom ci ñu tuddee siècle des Lumières mais après ci lañ commencé yeewu yeewu tey loolu nag jotewul dara ak ci ne avant adduna bi amul woon feneen foo xamante ne ñoom amoon nañ seen siècle des Lumières maanaam jamonoy leer nangam nit ñi di xalaat et di émerger xam-xam bi di gën di yaatu et cetera loolu jamono ji maanaam adduna bi day wër comme ni borom subhaanahu wa ta'ala wax wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas bis yaa ngi noonu dañ koy wëral ci biir diggante nit ñi bi nga xamante ne kon ñoom jamono jooju lañ njëkk a seetlu ne maanaam al ilhaad moom amoon na mooy ñi nga xamante ne mais carrément dañoo jàpp ne yàlla ci jëmmi boppam moo amul te amul benn yàlla itam maanaam non seulement yàlla bu mag bi amul mais ñoom yàlla yu ndaw yi ci def itam amuñu maanaam ñoom yàlla ci boppam mooy athéisme carrément mooy allah rububiyya amul kenn ku moom adduna bi di ci soppandiku yooyu ay idée la yoo xamante ne amoon nañ jamono jooju
d'ailleurs Socrate bokk na ci li nga xamante ne moom ci année 400 yi la dund jàpp 300 yi maanaam laataa feeñu yonent Yàlla Isa alayhi salaam bokk na ci liñ ko tuumaaloon mooy ne gëmul suñu yàlla yi maanaam yóbbu nañ ko procès parce que tout simplement dañoo jàpp ne gëmul suñu yàlla yi waaye nag dañ koo tuumaal ne day indi ay yàlla yu bees kon maanaam moom kon moo tax taalibeem yi ñoom Platon mooy Platon ak ñeneen ñoom askanale wuñ ko ne moom dafa athéisme maanaam ilhad al-kulli déedéet askanale wuñ ko loolu mais quand même avant moom maanaam athéisme amoon na biir grec ci grec antique bi léegi ci ginnaaw gi mu am mais athéisme dafa raar dafa jekki-jekki dafa deñoon mais am na ay idées yoo xamante ne daa iman mooy ay idées sofa yu na yi mooy sophiste yi mooy idée su kii les mooy ñi nga xamante ne ñoom dañoo jàpp ne gëm-gëm maanaam nit ki daal selon parce que nit ñi dañuy gëm rek parce que mais munuñu saxal dara munuñu dëggal dara voilà et que lépp zanni yàlla njort rek lañ teg lépp amul lenn loo xamante ne lu wóor la voilà ñooñu tamit dañu mës di bëri ci population yi ci génération yi ci dëkk yi ci réew yi ñooñu dañoo mës di am ñoo xamante ne bi adduna bi amee daanaka ba léegi maanaam nit ñi am na ñu bari ñoo xamante ne dañuy xalaatee noonu cependant maanaam mu am benn tamit mbir moo xamante ne comme ñoom maanaam athéisme mi ngi gën a accentué wu te mi ngi tàmbali dëgg maanaam en tout cas di am doole bi mu am à partir de fin maanaam 17e siècle jàpp 18e siècle voilà 17e siècle jàpp 18e siècle maanaam fukki voilà maanaam mooy bi anglais boobu noonu maanaam philosophe anglais bi David Hume ñëwee voilà nga xamante ne moom dafa jàpp ne xel maanaam dëgg xel moom mooy li mu mën a jàpp mooy loo xam ne maxsuus la li ñu mën a saxal lépp mooy loo xam ne maxsuus la mooy lu ñu mën a laal lépp loo xamante ne sens yi maanaam dama koo gis wala dama koo dégg wala dama koo mos wala dama koo laal voilà wala daf ma xeeñ yooyu lañ mën a saxal lépp loo xamante ne melul noonu mënuñu koo saxal maanaam xel du ko nangu ci kaw loolu mu daal di dàq mboolem yi nga xamante ne aada yi dañ ko fee tegoon ak mboolem yoo xamante ne yeneen yi ak sasam dañ kaa indi woon ak yëpp yoo xamante ne daal ci loolu lañ ko daan basé moom daf ko dàq Emmanuel Kant moom bi mu ñëwee moom dafa jël mboolem xalaat yi David Hume doon xalaat mu gën koo dëgëral indi ay questionnement teg ko gën koo dëgëral ngir dàq li nga xamante ne maanaam moom mooy dëgg ci lim jëm mooy dàq jëmmi yàlla ci boppam daf koo dàq parce que moom vrai athée la Hegel allemand bi moom dafa ne non ñun jàpp nañ ne yàlla am na maanaam Hegel moom gëm na yàlla sauf que dafa gëm ne comme di chrétiens yi jàpp maanaam catholique yi plutôt en tout cas que ni yàlla dafa incarné wu ci biir doomu aadama mu yent yàlla Isa alayhi salaam moom dafa jàpp ne loolu moom mooy dalil loolu moom mooy maanaam loolu idée bu baax la et que diine ji gën a baax ci diine yi mooy diine chrétiens yi lu tax parce que dafa may possibilité yàlla muy incarné wu ci doomu aadama maanaam mooy lan mooy doomu aadama bu ne léegi comme que incarné wu na ci yent yàlla Isa alayhi salaam donc possibilité wu mu incarné wu ci beneen doomu aadama am na maanaam maadaama que ni doomu yent yàlla Isa salaam doomu aadama la nit la mu incarné wu ci moom mooy possibilité wu yàlla incarné wu ci beneen doomu aadama bu mu mën a doon am na ci kaw loolu kon doomu aadama day daal di mën a nekk maître du monde maanaam day daal di mën a nekk kilifay adduna bi comme que yàlla daa incarné wu ci moom day daal di mën a nekk doom maanaam kilifay adduna bi mën a yilif adduna bi yëpp ci kaw loolu bi ñoom Nietzsche ñëwee Friedrich Nietzsche moom tam allemand la comme moom ay ñoom Richard Darwin
kii Karl Marx wujudi yi mooy existentialisme maanaam ñoom taxaw existentialisme Jean-Paul Sartre ñooñu noonu ñoom yàlla ci jëmmi boppam lañ dàq ak amam parce que ñoom lan lañ wax maanaam bu dee ci moom théorie de l'évolution leen di Darwin mais ñeneen ñi ci des ñoom dañoo jàpp ne non mais écoutez mbir mi nii rek la affaire bi c'est simple ñoom noonu lañ ko jàppe ñoom dañ ne non mbir mi c'est simple c'est très simple mooy lan comme que yàlla maanaam dañoo boole waxu Kant ak Hegel no dañ ne mais surtout Kant nag lañ gën a dëgëral daan ne Hegel li mu développé ci ne nit ki kat comme que yàlla day incarné wu ci biir nit ñi finalement nit ñi ci seen bopp ay yàlla lañ maanaam parce que ñoom ñooy mën a ne kon yor adduna bi di ko yilif di ko dominer ñoom ñooy mën di créer ay affaires yu bees ñoom ñooy mën di voilà di soppandiku ci adduna bi nu mu leen neexee parce que tout simplement yàlla dafa incarné wu ci ñoom ñee biñ ñëwee d'ailleurs mooy expression nit si bu siiw bi yàlla dee na maanaam mooy lan mooy en fait soxla wuñu yàlla am kon maanaam ñun soxla wuñu yàlla di am lan moo tax ñu war a jàpp ne yàlla am na au moment où nit ki moom ci jëmmi boppam mën naa taxawaay yooyu yëpp dëgg athéisme moment boobu la juddu voilà période boobu ci la ñu bari juddu moo tax communisme ci la juddu voilà ak yeneen idées yi mentalité yëpp yi nga xamante ne ay athéisme lañ ci lañ juddu moo tax léeg-léeg boo gisee doomu jullit jàpp ne moom ab communiste la loolu de vraiment day nekk lu lay tiital te non seulement ay doomu jullit dañ kaa def mais ay doomi sëriñ dañoo dugg ci communisme maanaam ba pare d'ailleurs comme les ci fin année maanaam année 70 ba même début année 80 ba léegi sax d'ailleurs am na ci ñu bari ñoo xamante ne comme ñenn ci politiciens sénégalais yoo xamante ne ñoom dañuy jàpp ne communisme baax na maanaam nekk di revendiquer seen communisme léeg-léeg dañ ciy gis ñoo xamante ne ay athées lañ ba tey jii nii dañ ciy gis ñoo xamante ne ay athées lañ ba tey jii nii parce que loolu lan moo tax ñoom dañoo jàpp ne ay communiste lañ et que communisme nekk na idée la boo xamante ne idée bu baax la te voilà dëkk yi nga xamante ne bon moo tax da ngay gis communisme quand même idée la boo xamante ne dafa ànd ak athéisme maanaam ñoom ñaar dañoo lëkkaloo duñ tàqali ko parce que lu tax parce que ku mel ne Karl Marx bi nga xamante ne maanaam ñoom idée communiste yi ñoom ñoo ko développé ñu mel ni ñoom ci seen bopp ñoom dañuy dëgëral maanaam li nga xam ne moom mooy athéisme te que doomu aadama lañ jël teg ko ci centre lépp ne moom ci jëmmi boppam moom moo war a mën a defar moo war a mën defar mbir yi et que yàlla soxlawuñ mu am maanaam yàlla ci boppam dee na comme ni nga xamante ne wala iyaazu billah comme ni nga xam ne ñoom noonu lañ koy waxee léegi kon ñu maanaam loolu pour gis lan moom moo indi maanaam athéisme et que athéisme dëgg mentalité la boo xamante ne buy yàgg day dee d'ailleurs bokk na ci leen tiital ci yenn réew yi lu demee nekk France ak yeneen i dëkk yu mel ne moom nga xamante ne li leen di tiital mooy le fait que diine ji di dellu si maanaam diine ji mi ngi dellu si te loolu da leen di tiital da leen di jaaxal mais lan moom moo war a tax parce que pour ñoom dañoo jàpp ne xelu doomu aadama bu màggee maanaam ba yegg fenn fe maanaam diine amutu ci place te pourtant amul benn idée boo xamante ne day saxal ne yàlla amul ñoom nag comme que doute lañ jël parce que il faut que ñu xam ne athées yi mooy mulhiduna yi athées yi dafa am ñaari mbir rek yoo xamante ne yooyu ci lañ teg seen mboolem mbir bu njëkk bi moom mooy dañoo jàpp ne texte religieux yi maanaam wax yi nga xamante ne moom la nitu diine yi di indi wax yooyu ay lépp la qaalu wa iza tutla alayhim ayatuna qaalu asatirul awwalin
suñu leen jàngalee suñu aaya lan lañuy wax asatirul awwalin li léebu ñu njëkk ñu la pour ñoom ay lan la asatir maanaam pour ñoom ay mythe la comme grec yi ni ñu daan amee mythologie loolu moom moo tax ñu bari tamit dañuy jàpp ne alxuraan am na yu ci ñëw wala kii yoo xam ne mythologie grec yi lañu reprendre wala yooyu noonu loolu idée bu faux la moo tax borom subhaanahu wa ta'ala daal di wax ne wa laqad na'lamu annahum yaquluuna innama yu'allimuhu bashar lisaanu alladhi yulhiduuna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisaanun arabiyyun mubin ñun xam nañu ne ñoom dañuy wax ne ki ñi yonent yàlla Muhammad de sallallahu alayhi wasallam nit a koy jàngal pour ñoom day dem ay yeneen nit jàngal ko maanaam comme grec yi dañ koy jàngal mythologie grec yi li grec antique yi doon wax seen yàlla yi nangam donc moom mu ñëw mu ne te làmminu ñoom ñi koy dàggeel maanaam làmminu ñi ñu koy dàggeel alladhina yulhiduna ilayhi loolu ajam yi la mooy du arab ba pare du wax ju leer parce que ajam mooy lu leerut ajam yi mooy wax joo xam te ne amul éloquence leerut maanaam wax lay doon yoo xam ne du tegu ci dalil bu leer comme niñ ko gisee mais moom yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa hada te lii yenente bi sallallahu alayhi wasallam di wax lisaanu làmmin la boo xam ne arabiyyun bu leer naññ la mu biinun bu fës bu évidente arab la maanaam ci làkk mooy alquran bi mais arab yi mooy le éloquence la maanaam dafa làkk la boo xamante ne dafa leer nañ yenent bi sallallahu alayhi wasallam li muy jàngale lépp day leer nañ xel da koy mën a nangu ci anam goo xamante ne amul lenn lu mu ciy dute te du sikki sàkk ci ne kii li muy wax mooy ne yàlla ci boppam am na te d'ailleurs loolu bokk na ci adilla yi nga xamante ne moom mooy wane ni athée yi li ñuy wax du dëgg ndax borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa lancé défi ñi nga xamante ne ñoom ñooy athée yi ak ñi nga xamante ne duñu ay gëmuñu nanguwuñoo gëm yàlla mu ne leen qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi walaw kana ba'duhum li ba'din zahira waxal ne su nit ñi ak jinne yëpp dajaloo woon parce que ñoom maanaam léeg-léeg mën nañu bañ a gëm existence yu yenn mbir mais dina am yenn mbir yu leen di jaaxal yoo xam te ne dinañ xam ne quand même ay démon jinne yooyu yëpp am na même bu fekkente ne parfois dañuy jàpp ne ay nit yu saay-saay ñoom ñoo tudd noonu mais ala kulli xaal ñëpp ñi nga xam ne dañ leen di wax ay nit ak ñëpp ñi nga xam ne dañ leen di wax ay jinne bu ñu dajaloo woon pour mën a indi alquran maanaam bu mel nii du ñu indi lu mel nii donte ñoom ñëpp dañoo lan maanaam dañoo dimbalante ñoom ñëpp kenn ku ci nekk da ngay dimbali sa moroom borom subhaanahu wa ta'ala tamit waxaat ne wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu fattaqu an-nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin waxal ne su fekkente ne da ngeen nekk ci sikki sàkka da ngeen di sikki sàkka ci lii nga xam ne moom lañ wàcce ci suñu jaam bii muy sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi indi leen benn saar waxul lépp de alxuraan fa yatu bi hadith misli waxutul lool de loolu bàyyi na ko parce que daf ni am yaquluna taqawwala maanaam loolu beneen saar la bu nekk sur tur am yaquluna taqawwala bal laa yu'minun fal ya'tu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin nee nañ yeneen yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom moo doon wax noonu rek di jabatu ba wax alxuraan ji léegi ok léegi nañ indi fal ya'tu bi hadithin mislihi nañ indi wax ju mel nii wax bi yenent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam di wax alquran in kuntum sadiqina bu dee wax ngeen dëgg fii tamit loolu la leen wax mu ne leen su dee dañuy sikki sàkka ci li ñu wàcce ci suñu jaam bi fatu bi suuratin nañ indi ci saar lu mu tuuti tanwin taqlili la saar bi lu mu ndaw mim mislihi bu mel ni alquran benn saar ci saar alquran yu gàtt yi nañ ko indi fal ya bi hadith min mislihi
wala boog ñu ne ci tafsir kat min mislihi maanaam bu mel ni maanaam ci ku jóge ci ku mel ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam nga xamante ne musuñu xam école bu mu jaar musul jàng ci benn université musul fréquenter fenn fu am daara musul jàngee fu ñuy bindee lire wala calcul wala dara musul jàngee ci lu mel noonu léegi moom mu ñëw indi aaya bu mel nii nañu indi ku mel nii mu indi saa alquran bu mel nii te kat bu ñu indi woon koo xamante ne melul ni yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam maanaam liñ ci nam mooy mësta jaar fenn ci benn école ci benn daara musul jàngee fenn maanaam même bu ñu indiwul woon ku mel noonu maanaam ñu indi ñi jàpp ne ñoo dàq xalaat mooy mu ne la wa indi moo tax moom la jinne yooyu nit ñëpp ñu dajale leen duñ mën a indi lu mel ni benn saaru alxuraan mu ne wad'u shuhadaakum ngeen woo seen seede yëpp képp koo leen mën a jàppale rek min dunillahi te bokku ak yàlla rek ngeen fexe ba mu ñëw pour ñu créer benn saaru alxuraan benn saar bu nuroog saaru benn wax bu nuroog saaru alxuraan in kuntum saadiqiina bu dee wax ngeen dëgg fa in lam tafalu su fekkente ne nag defoo leen ko yaa subhaanallah xool lim ci teg walan tafalu te doo leen ko def abadan maanaam défi bu garaaw la ba léegi kenn jéemu ko relevé loolu la ñuy tuddee loolu lii maanaam li dalilun shar'i la maanaam xam nga waxoon nañ dalilun fitriya maanaam fitriya mooy ne nit ki ci fitraam day xam ne yàlla am na te loolu wane woon nañ ko le fait que même xataa ñi nga xam ne dañoo jàpp ne ay yéefir lañ gëmuñu dara sax jàpp nañ ne yàlla amul buñ demee ba jaaxle au moins la ñuy wax maanaam loolu day lay wan ne yàlla am na parce que seen fitra moo leen koy wan dalilul aqli bi leeraloon nañ ko sànq bon ci jotaay yu wees laa bëgg a wax leeraloon nañ ko mais lii dalilum shar'i la mooy lan mooy sharia ci boppam muy indi ay dalili boppam yoo xamante ne dafa indépendant ak xel maanaam mooy alquran a ngi nii jéem leen a xool alquran téere bu mel nii ngeen xool ci keneen kat la mën a jóge ku bokk ak yàlla bu fekkente ne alquran bi dëgg la te li ci nekk yëpp dëgg la loolu dalil la bu doy sëkk buy wane ne yàlla am na loolu dalil la bu sëkk bu doy sëkk buy wane ne lan yàlla am na am na tamit beneen aaya bu ne afalaa yatadabbaruuna al-qur'aana walaw kaana min indi ghayri llahi la wajadu fihi ikhtilaafan kasiira waa gaay xanaa duñu settantal alquran bu fekkoonte ne alquran bii dafa jóge ci keneen ku bokkul ak yàlla maanaam min indi ghayri llahi ku bokkut ak yàlla wala mu ne la wallahi la wajadu fihi ikhtilaafan kasiiran wallahi giñ na ne kon daañ ci fekk ci alquran bi ay wuute yu bari ay non seulement ay contradiction mais ay loo xam ne day wuuteeg réalité bi alquran ak sujet yi mu traité yëpp amul benn sujet lu dul dugg na ci te dugg na ci détails yoo xamante ne détails yu yéemi la amul benn boroom xam-xam bu mës a taxaw te du am boroom xam-xam bu mës a taxaw bu mën a wax ne alquran kat lii wax na ko waaye loolu demewul noonu du dëgg loolu mënu ko wax te bokk na ci li ci yéeme mooy même adduna bi buy évoluer ñu toll ci benn période boo xamante ne nit ñi seen xam-xam ci maanaam découverte scientifique yi dafa am benn évolution maanaam loo xamante ne noonu la ñuy jàppee mbir mi mais mu defee leer ci seen bopp te ba tey dëgg maanaam amaguñu dëgg gi ci mbir mi même bu jamono jooju ñoom duñu mën a wax ne wuute nañu ak alxuraan maanaam loolu tamit beneen mbir bu yéeme la réalité historique yi tamit dañ koy wane xoolal li borom bi subhaanahu wa ta'ala waxoon ne tabbat yadaa abii lahabin wa tabba maa aghnaa anhu maaluhu wa maa kasaba sayaslaa naaran zaata lahab maanaam nga xool ak jabaram wa imra'atuhu hammaalatal hatab Abu Lahab ak Ummu Jamil jabar ji ñoom ni leen alxuraan tëkkoo wax ne dañuy dem safara te mu leeroon ne duñ gëm yàlla ñoom ñi seen xel musul dem ci ne kon finalement comme que yàlla tëkku nañu nee nañ dañuy dem safara léegi ñun finalement tuub nañ ne dellu si nañ dugg nañ ci l'islam loolu sax amul maanaam loolu yëpp te loolu diggante bi aaya bi wàcce
ak bi Abu Lahab di dee moom ak jabar ji mais ay ati at ñoo dox ci diggante bi te musuñu dellu ci ginnaaw ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne alxuraan da koy wax comme yahuud yi biñ noonu wax naan maanaam bi nga xamante ne laata ñuy wàcce ne xibla yi nañ soppi xibla bi maanaam jóge baytul maqdis léegi di jublu ci kaaba gi yahuud yi même laataa loolu alxuraan nettalo na sa yaqulu sufahaa'u minan naas maa wallaahum an qiblatihim allati kaanu alayha dof yi wa ñi defe xel ci biir nit ñi dinañ wax ne ñii lan moo leen dumóoyuloo xibla bii nga xamante ne moom lañ nekkoon loolu dakaa wax laataa xew-xew bi da am te ba mu amee noonu lañ ko waxe ghulibati ruum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibuna empire byzantin bi ñuy xeex ak perse yi gagné leen alxuraan ne fii balaa fukki at affaire bi dina wëlbatiku xeex bi dina am byzantin yi gagné alxuraan wàcce ko mu ba pare daan ci teg ne yawma idhin yafrahul mu'minun bis boobu julli ñi di leen kontaan way gëm ñi dinañ kontaan alxuraan wax na ko mu nekk dëgg ak yeneen ak yeneen ak yeneen waxuma la yi nga xamante ne ay découverte scientifique la nangam adduna bi ni muy doxee biddiw yi ni ñu taxawee weer wi jant bi naka la ñuy alterner ak yeneen waxuma la li aju ci embryologie ak maanaam li aju ci yooyu yëpp façon suuf yi géologie et cetera ak monde végétal bi monde animal bi ni ci alxuraan duggee leeral ci yenn détails yoo xamante ne maanaam yooyu yëpp day wane ne kon yàlla am na mais loolu la ñu tuddee dalilu sharia ay dalil la yoo xamante ne ay preuve la argument la yoo xam ne sharia moo ko indi yuy tegtal ne alxuraan que ne yàlla am na yonent bi sallallahu alayhi wasallam tamit leeral na yu bari yoo xam ne day wane ne alxuraan maanaam yàlla am na masalan yoo xamante ne dafay wax comme bu naan xaj bu naanee ci seen ndox neen ko rax juróom-ñaari yoon benn bi naan ak suuf comme par exemple bi mu naan su weñ daanoo iza waqa'a zubabu ahadukum fi sharabi ahadikum falyaghmisu thumma yanzi'u fa inna fi ahadi janahihi daa'an wa fil akhari shifaa'an ba pare mu teg ci ne wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi daa ak yeneen xadis yu koy wane maanaam ne bu weñ maanaam weñ bi naaw daanoo ci ndoxum ndabal kenn ci yéen na ko ci nuur ba pare mu génne ko parce que lu tax mu ne parce que benn laafu weñ dafa am lan dafa am tooke beneen bi ci def dafa am saafara te moom buy dugg maanaam bi am tooke boobu lay moytandu ko bu naree daanu fenn bu naree daanu ci ndox mi mais kon boobaa na ngeen ko ci nuuraat mu neutraliser ko beneen laaf bi li ci nekk ci saafara neutraliser ba la nekk ci tooke bi ak yeneen yooyu yëpp ay la yéwén yii day tegtale ne am na yàlla am na mais da ngay gis fi li tax ñu indi ko mooy mulhiduna yi après am na dalilul his maanaam mooy lan mooy preuve yi wane ne yàlla am na mooy nit ki yëg-yëgam parce que nit ku nekk am na foo jaar foo xamante ne xam nga ni situation bi yàlla rek la ci génne voilà boo taxawee wéet rek sa borom subhanahu wa ta'ala ñaan ko yàlla nangu ko mais loolu day personnel ala kulli haal liñ bëgg a wax mooy ne athée yi amuñu benn dalil buñ mën a teg bu leer benn dalil lenn lañ am mooy ñaar yi ma la wax mooy bu njëkk bi moom mooy dalil yi la ñuy jéem a sikki sàkk dalil yi la ñuy jéem a sikki sàkk nan lañ koy sikki sàkkale dañ naan dinaa la wan dañ naan la lii lañ lay wax dañ naan la alxuraan yi li muy wax yëpp ay lépp la amul way yi ngeen di wax ci nettali ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam amul histoire yi ngeen di wax miracle yi amuñu yii yëpp ay lépp la ñoom déjà maanaam dañuy sikki sàkk dañuy fexe ba douter déjà ci ne dalil yi dëgg la mënuñu cee douter mais dinañu jéem a jabatu wax tourner autour du pot maanaam wër
wax ba ne affaire bi amul te duñ ko teg ci dara lu leer lu dul dinañ ci ñëw ci ay zanniyaat maanaam mooy lan mooy ate jamais mu wax la lu leer lu dëgër loo xam ne danaan la lii moo lay wan ne yàlla amul mais ci ay njort la koy def ak mbir yoo xam te ne yu polémique la dinañ ci ñëw insha allahu taala ñaareelu mbir bi ñuy sikki sàkka maanaam ci biir sikki sàkka bi ba tey moom mooy liñ doon tuddee léegi mooy badahiyaat yi dañ naan la qaanunu sababiyya masalan yéen a jàpp ne am na mais teguwul lu dul ci tajriba mooy lan mooy expérience la tegu mais xale bi nga xamante ne dafa nekk ci biiru yaayam ñuy toppatoo di xool maanaam di ko defal échographie ñu koy defal échographie nga xamante ne selon kii bi fi muy teg affaire bi da ngay gis xale bi di yëngatu mooy ne moom ci jëppum xale bi xam na qaanunu sababiyya xam na ni raison bii moom moo tax lii di am nga gis ne boo lekkee suukar xale bi yëngatu nga gis mu cëppi xam na ne sama yaay lekk na suukar maanaam ak yeneeni mbir yoo xamante ne boo ko rombee ñoppati ko bu dee bu juddoo dina ko xam boo taxawee mu xool nga tourné ne mu xool feneen fi xam ne da ngaa bouger li tax maanaam mooy ne xam na ni mbir yi li tax gisatuma la mooy dafa am feneen foo jaar moo tax gisatuma la maanaam mooy sabab ya d'ailleurs li war a ne qaanunu sabab ya du xel kese du tajriba du expérience kese mooy mathématique xam-xam la boo xamante ne day basé wu ci ay mbir yoo xam te ne existé gul maanaam teguwul ci dara danaan la rek nañ supposé x ak y saa yoo xamante ne x nangam y kon nangam maanaam causalité bii am principe de causalité yooyu d'ailleurs découverte scientifique yu bari réalité scientifique yu bari yi am mais ci ay ci loolu lay tàmbale mooy dañuy ñëw maanaam ci mathématique lay tàmbalee ba ñu gis ne lii de mathématiquement démonstration bi am na mu nekkoon une vérité absolue lu tax parce que ci qaanunu sababiyya la tegu muy principe de causalité bi bu lii amee lii day am su lii amee lii day am su lii amee lii day am sans que après la ñuy jéem a xool nag léegi expérience def expérience bi maanaam théorie bi day ne nii théorie bi nag moom qaanunu sababiyya kese la suñu paree ci théorie bi ñëw ci pratique bi léegi nag pour vérifier théorie bi mais découverte scientifique yi ëpp ci jamono ci noonu la demee bu fekkente ne da ngay douter ci loolu mais sëñ bi kon da ngay douter ci lépp maanaam kon li nga war a njëkk a douter moom mooy est-ce que boo yoree sa téléphone di woote ki ngay waxal est-ce que moom nga jot loolu d'abord dañ ci mën a douter et que xam-xam bii lii xam-xam la est-ce que lu wér la wala nature bi rek moo def mooy mën a woote di la jot ñuy mën a waxtaan lan moom moo tax bu ñu tegee benn événement ci vidéo bi adduna bi yëpp mën koo seetaan lenn waralu ko lu dul qaanunu sabab day recherche scientifique yëpp ci loolu la tegu parce que bu dul woon qaanunu sabab ya mooy principe de causalité ni lii day waral lii di waral lii di waral lii su dul woon loolu kon scientifique yi bu ñu xoolee benn mbir maanaam du ñu nekk di xalaat lan moo waral lii ba ñuy dem di def recherche seen recherche yëpp ci loolu la tegu te li ci gën a yéeme moom mooy athées yi dañuy jéem a dàq principe boobu ci boppam ci seen ay raisonnement philosophique beneen mbir d'ailleurs boobu laaj la sax boo xamante ne képp kuy athée war na koo poser wala war nañ ko koo poser athées yi ñoo dàq taxaw ne way ñun parce que ñoom dañuy débattre ak ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla mais dañuy wax ne maanaam dañuy weddi ne yàlla am na mais bu ñuy wax ak ñi gëm yàlla lan la leen di wax dañ naan leen non en fait ñun boo gisee ñu weddi yéen li ngeen gëm c'est parce que ñun ay intellectuels lañ parce que recherche scientifique yi fi mu toll technologie bi fi mu toll day wane ne yàlla amul parce que nangam na mais yooyu maanaam mooy en fait amul lu ko ci wane loolu xaqiqa la amul lu ko ci wane mais ñoom dañ naan rek way kon bu bon léegi gis nañ ni soxlawuñu yàlla am pour par exemple ñu mën defar avion pour par exemple ñu mën def teg satellite yi ci kaw pour par exemple ñu kii soxlawuñu yàlla am na ñoom yooyu lañ leex di maanaam
ne de découverte scientifique yi par exemple médecins yi léegi soxlawuñu ne yàlla am na pour que nit ki su gaañoo ñu mën koo defar ak yooyu mais médecine ci loolu la mës a taxaw ci expérience la mës a taxaw mais lii wan dëgg ne ñoom laaj bi ñu leen war a laaj mooy yéen lu mën a xew di ngeen laajte lu tax lu mën a xew rek di ngeen naaj lan moo tax ab athée jamais mu ne mbir mi hasard la ci affaire àdduna li am ci àdduna lépp day wax ne danaan non il faut que ñu wër lu tax bu crime amee il faut que ñu wër kan moo def crime bi bu accident amee dinañu dem di def ay enquêtes yu dul jeex pour xam lan moo tax accident bi am problème bu am ci seen usines yi wala ci entreprise yi fokk ñu jéem a xool responsable bi kan mooy responsable pour ñu pini ko pour ñu nangam waa léegi adduna bi yëpp ak ni mu toll ngeen ne waruñoo laaj kan moo ko fi def waruñu amul benn responsable loolu dafay daal di nekk loo xam ne contradiction bu rëy la boo xamante ne athée yi dañ ko am ak seen bopp loolu am na yeneen mbir yoo xamante ne kon maanaam ñaar yooyu loolu benn la moom mooy le fait que ñuy duteloo nit ñi ci argument yi mais am na beneen mbir boo xam ne athée yi dañ ciy utiliser moom mooy le fait que ñu ne amul preuve buy wane ne yàlla am na maanaam ñoom seenum xel mayu leen ñu xam ne yàlla am na donc ñoom dañoo jàpp ne kon nag loolu mooy dalil bi wane ne yàlla amul maanaam gis nga argumentaire bi maanaam samam xel wonu ma ne yàlla am na loolu li muy tekki mooy yàlla amul loolu bëri na maanaam raccourci boobu bëri na ñoom lu ñu koy def te duñu nangu déglu keneen kiy wane ne moom yàlla am na da ngay gis léegi tey booy waxtaan ak athée bu ñu kiiwee day gaaw a lem débat bi day ne non en fait kii oui c'est vrai que li ngay wax dëgg la nangam bon maa ngi douter nangam mais bon après c'est bon bu beneen yoonee mu ne la non yàlla amul parce que yàlla amul lu tax parce que man awma preuve buy wane ne yàlla am na kon yàlla amul wala boog mu ne la comme man gisuma ko dégguma ko parce que bu wax nañ la léegi ne la ñoom David Hume ñoom Emmanuel Kant ñoom ñëpp dañoo xaw a basé seen xalaat yëpp ci genre idée boobu te ñooñu noonu ñoom Charles Darwin ñoom Friedrich Nietzsche ñoom gaa yooyu yëpp Karl Marx ñoom ñëpp ci yooyu lañ basé wu te da ngay gis ñoo xamante ne jàpp nañ ne bala ñoo wax te jàpp ne ñi ngi wax xam-xam ñu jël ñooñu référence jàpp ne ñii seen wax moom mooy wane ni maanaam mooy wane ni man li ma wax am na solo fekk ñooñu ay yéefar yu bon lañ yoo xamante ne ay saay-saay lañ seen xalaat seen waxin ak seen gis-gis amul dara lu ci baax duñu ay royukaay ci nen na mboolem li nga xamante ne teg nañ ko gis nañ tey jamono jii ni loolu ni mu nekkee loo xamante ne lu yàqu la non seulement seen xalaat ci wàllu scientifique amatul kenn ci scientifique yi ku koy jël dëgg-dëgg di ko bàyyi xel depuis que ñu gis ne ndekete théorie de kii relativité dafa am ci biir yi développement bi nga xamante ne moom la technologie yi développé wu yooyu itam daf koy wane te da ngay gis théorie Charles Darwin bi mooy évolution naturelle bi par évolution des espèces par sélection naturelle yooyu noonu da ngay gis tout le temps dañ koy jéem a imposer nit ñi naan découvrir nañ benn osman fii découvrir nañ benn kii fii ci ay mbir yoo xamante ne dëgg-dëgg munuñ cee basé wu parce que benn bëñ boo découvrir fee lan la bëñ boobu mën a wax ne kii nii la meloon wala kii nii maanaam nii la tolloon nii la meloon karaw yi nii la defoon nangam et après nan nga ci mën a basé woo jàpp ne maanaam bëgg ci jëlee ni évolution moo am maanaam kii moom moo évolué mel nii espèce bi golo bi moo évolué mel nii maanaam ban en réalité amul mais ñoom tout le temps dañ lay jéem a gëmloo ne non en fait léegi découvrir nañ lii génnee nañ osman bi nangam te loolu dans le milieu scientifique ba tey du deñ di nekk benn théorie te théorie la boo xamante ne dëgërul parce que théorie évolutionniste bi mi ngi basé wu ci théorie matérialiste bi te théorie matérialiste boobu mooy maddiya bi dahriya yi ne adduna bi daf fee mës a nekk noonu kefe
et que évolution espèce yi ñoom ñoo nekk ci seen biir rek di évoluer ak ci lu teguwul ci dara la loo xamante ne mboolem vérité scientifique yi dañ ko dajje mais ñoom tout le temps dinañ jéem a def propagande boobu continuer utiliser seen ay médias utiliser seen ay lu mel ne France Télévision par exemple France Télévision ci wàllu information wala yooyu noonu très bon mën nañ ko apprécier mais ci côté le fait que ñuy bëgg di gëmloo nit ñi daa iman seen yenn mentalité yi rawatina théorie de l'évolution loolu lu ñu war a mën a lu ñu war a ŋàññ la wala te loolu am na ci yeneen i médias yoo xamante ne noonu la am na yenn revue scientifique yoo xamante ne tout le temps dañuy bëgg gëmloo nit ñi loolu alors que en réalité loolu ay théorie kese la yoo xamante ne milieu scientifique bi ci seen bopp dañuy lànk loolu lu ci bëri ci milieu scientifique yi dañ ko lànk mais ñoom dañ leen koy bëgg a gëmloo parce que ñoom ñoo yor médias yi bëgg gëmloo nit ñi théorie yu bon yooyu nga xamante ne tegul ci dara léegi ñoom bokk na ci li ñuy tegtaloo mooy athée yi mooy li ñu la wax léegi nii ne dañ naan la comme que man awma preuve buy wane ne yàlla am na kon yàlla amul mais loolu mooy comme exemple bi ma joxe woon fan yee rek ci daanaka ci sujet bu xaw a mel nii ci mooy lan loolu mooy man awma preuve buy wane ni tey ci suba ndékki nga kon yow ndékki woo maanaam noonu dong la toll te loolu noonu boroom xel yi xam nañu argument boobu doole bi mu am voilà li ñu mënoon a wax li gënoon a màgg li ñu mënoon a wax mooy gisuma lu may wan ne yàlla am na kon du ma wax ne am na du ma wax ne amul loolu moom moo gënoon a mbaandu mais gisuma lu may wan ne yàlla am na kon yàlla amul loolu moom mooy gisuma lu may wan ne ndékki nga tey ci suba kon loolu li ma ciy jàngee mooy ndékki woo te ñoom dañuy ñëw gis la nga yor desitu mburu meew mi nga yoroon des ñu gis nen bi li nga ci tegoon mu des ak saucisson bi ñu gis yooyu yëpp gis ko ci taabal bi gis ruusit yi ba pare ñu ne gisaguma preuve bu mooy wan ne ndékki nga tey ci suba maanaam ànd ak loolu yëpp bon mbayee ni ñoom loolu li may wax ni ndékki mbayee la mbay voilà ah maanaam dañuy ñëw ne la lii gisuma lu may wan ne ndékki nga tey ci suba ànd ak ne bi ñu ñëwee midi lañ ñëw mooy añ jotagul gis nañu taabal bi yii yëpp moo tudd nekk ci mais terewul dañ naan rek yow wana góoma ba tey preuve buy wane ni ndékki nga tey ci suba kon ndékki woo alors que li ñu waroon a wax mooy amaguma preuve buy wane ni ndékki nga tey ci suba kon munuma affirmer ni ndékki nga mais munuma affirmer non plus que ni ndékki woo looloo gënoon a maandu mais athée yi duñ doxalee noonu ba pare bëgg gëmloo nit ñi ne dañ koo teg ci seenum xel c'est parce que dañoo évoluer léegi ay xalaatkat lañ nangam lañ ainsi de suite ñi nga xamante ne seen xel ñorul ñoom it dañuy basé wu ci genre idée yooyu pour mën a ak mentalité boobu pour mën a teg argumentaire u athée yi bokk na tamit ci li ñuy argumenter te foofu la ñuy daaneele xam naa loolu jotaay bii di ñëw insha allah lañ koy développer mooy le fait que ñoom dañuy wax ne mooy li ñu doon wax ne dinañ ko gis ci dalilul kamal insha allah mais kamalul mutlaq mais yàlla daf allahu muttasifun bil kamalil mutlaq yàlla dafa melowoo ci mat goo xam ne gu joyal la guñ joyal la loolu ñoom amuñu argument bi ñoom lii la ñuy wax ñoom dañ naan yàlla amul te loolu da nga koy gis ci seen théorie yu bari yi ñoom athée yi mooy lan mooy ñi ma fi jot a tudd nii mooy kilifay athée yi ñii ma tudd ñoom ñooy kilifay athée yi ñoom lan la ñuy wax dañ naan yàlla su amoon kon misère bi ngay gis ci àdduna bi coono gi nit ñi di daj ak yenn xat-xat yi ak problème yu rëy yi ngay leen di gise kon duñ ko am parce que bu yàlla amoon dina leen toppatoo ba lii yëpp du am su yàlla amoon maanaam ñoom dañuy gis daal xale bi yi nga xamante ni defut dara feebar na bu yàlla amoon du feebar maanaam ñoom dañoo nattee mbir mi ci seenum xel mu gàtt ñoom et que ñu ne yàlla dañ ne dafa bari yërmande su doon ne yàlla boobu am na kon lii du am wala ñu ne la yàlla dafa maandu maanaam dafa juste injustice bu bari bi xew ci àdduna bi day wane ne yàlla amul parce que bu yàlla amoon moom te moom mooy soppandiku ci jaam yi maanaam injustice bi du am ak yeneen yoo xamante ne loolu moom mooy seen ay dalil loolu nag incha allah ci la ñuy ñëw ci jotaay bii di ñëw parce que loolu benn point la boo xamante ne souvent athées yi dañ ko évoquer pour mën a weddi carrément que ne yàlla amul mais loolu gënta rëy wala gënta tuuti
que ni président de la république bi nga xamante ne moom moo yor dëkk bi moom maanaam di ko yilif ko wala buuru dëkk bi yilif dëkk bi ba pare ñu ne la tabax na ay prison masalan yoo xamante ne ñiy def lu dul noonu foofu la leen dugal ñu jàpp ne kon maadaama ay prisonniers ñi ngi ci dëkk bi loolu li muy tekk mooy président de la république amul buy bàyyi xel waa dëkk bi amul ak yu mel noonu maanaam loolu mais dinañ ñëw ci dajji ko ci lu gën a structuré lu gën a leer ci mu xel loo xamante ne day wane ne ñoom athées yi seen xel moom moo manqué mais pas que ni yàlla ci boppam moom moo amul mais et que ñoom duñu ay royukaay ci raisonnement wu xel duñu ay royukaay voilà malheureusement nag léegi ci université yi ci yenn place yi milieu intellectuel bi ñu bari dañoo jàpp ne ñooñu ay boroomi xel lañ yoo xam ne dañ leen war di citer sax ci seeni mbir da ngay gis sax ci milieu religieux bi ñu jàpp ne ku citewul ba ne Karl Marx nee na wax wala wax pour ñoom bu ñu waxee loolu wax nañu lu am solo fekk waxuñu dara lañ waxul yàlla nañu yàlla sàmm waaw kon ñoom foofu insha Allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin